mbokk yi asalaamaaleykum jaa ngeen jëf ci fasante ko lëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan benn waxtu jot na ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. li ci gën a fës bokk na ci Sénégal daal di am nag limu ko téeméer ak lu tegal ci ñi daal di faatu ci mbasu Covid 19 bi bésuk tey gile am na ñeent ñuy daal di faatu ci feebar boobule lim gi ci ñi ñu daal di am contamination yu bees war na toll ci téeméer ak juróom dinañ ci dëkk ci ndorteelu xibaar yeeg ministre bi ñu dénk wàllu santé Abdoulaye Diouf Sarr ci situation bés bi lim googu ñuy daal di nag joxe dafa mel ni nag. dafa wanewul xar kanamu nag li xew dëgg loolu mooy njàngatu docteur Mouhamed Lamine li spécialiste la ci wàllu santé publique fan la daal di nag wéer boobule kàddu ci biir xibaar yi dinañ ko daal di teewlu ndeete googu ñu daal di nag nemmeeku ci Covid 19 bi. daanaka ñii di mag ñi wala màgget ñi ñuy faral di alatu ki tàmbalee nag tiit ci seen wàllu wérgu yaram rawatina jël matuwaay yi bëgg nañu ndaw yi daal leen ci rek taxawu dinañ ci jukki ba tey ci biir xibaar yi lay doon ndi jëm aju nag ci wàllu solub masque bi ci barabu jàngukaay yi obligation boobu ñu ko daal di nag def nekk na ay jafe-jafe ci dëkk yi nga xam ne tàngoor ga dafa daal di nag am lool yi ci mel ni nag Matam foofu élèves yi ci boppam ñooy sàkku léeg-léeg ñi daal di summi seen masque ndax mën a nooyi bu baax ndax tàngoor ga fa daal di nag nekk jamono ji dinañ ci daal di nag jukki ba ndimbal bi nga xam ne moo tàbbi ci wàllu réfugié mauritaniens yi di daw làqu yi gis nañ ne daal anam ba ñuy séddale li aju ci wàllu aide alimentaire bi bari na lool ay jafe-jafe ak nag lu aju ci wàllu bot di konté ba ca daal di nag am bi ci des mooy Mali foofee nga xam ne manifester bu ñu bëggoon nag amal niki samedi tey jile ca Bamako mujjee nañ ko nag dàqandi kuréel yooyu nga xam ne nag ñoo fare ak nguur gi bëggoon indi tontu ci rassemblement yi am fan yi weste bàyyeekoo nag ci wàllu nag kujje gi jàkkaarloo ci taskatu xibaar yi daal di naa neenal ndaje boobu Sori Ibrahima Mayga jukki na ci dinañ ci toftal yeneen i xibaar revue de presse beeg Adja Xabsa Iliman wan lay doon Aline Badara Socé moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi ñu doore ko ñeenti cas yu bees ci feebaru mbasuk Covid 19 bi nemmeeku nañu ko bésuk tey jile gis nañu itam ñeenti nit ñu daal di faatu ci feebar boobule ci benn bés bi looloo tax lim gi bàyyee dem ba téeméer ak ñaar ci ay nit ñi nga xam ne daal di nañ ci rek faatu samedi tey jile ministre bi ñu dénk wàllu santé ak action sociale nee na téeméer ak juróom fukk ci ay nit daanaka am nañu feebar bi ñu bees ñaar fukk ak benn cas yi nag transmission communautaire la fukk yi ak ñaar yi la ñu wax ne nag ñu ngi bàyyi ko ci dëkk yu wuute diggante Dakar fii di Mbour Fatick Saint-Louis am na itam ñaar fukk ak juróom benn ci ay cas yoo xam ne yu garaaw la ñi ci des ñu ngi leen di toppatoo ci barabu traitement yi li war a toll ci ñaari junni ak téeméer ak benn ministre Abdoulaye Diouf Sarr di def situation bés bi ñu teewlu ko ci micro Sud FM. si junne ak juróom-ñeent test yi ñu def ñaar fukk ak juróom ñoo ñëw positif bon dëgg am jàngoro ji loolu mooy dikk ne si téeméer bu nekk boo jël fukk yi ñoo si positif lim boobu juróom-ñett fukk yi ak ñeent ñoo si nekk ay cas contact ñaar fukk yi ak benn ñoo si nekk cas communautaire yooyu ñu ngi nekk si Rufisque juróom Mbao ñaar Fatick ñaar Médina benn Guédiawaye benn Mbour benn Pikine benn Patte d'Oie benn Kër Massar benn Saint-Louis benn Liberté 6 benn Ouakam benn Cambérène benn Yarax benn Mamel benn juróom benn fukk patient ak ñaar wér nañ ci bésu tey bi am nañ ci suñu service su réanimation ñaar fukki cas ak juróom benn yoo xamante ne mën nañu wax ne ay cas grave lañ ñeenti patient génn nañ ci àdduna ci bésu démb bi bu ñu jàppee ne ba ñu démarré ba léegi mën nañ jàpp ne juróom benn junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeenti cas moom lañ déclaré Sénégal ci lim boobu ñeenti junni yi ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom yi wér nañ téeméer ak ñaar yi génn nañu àdduna bon donc mën nañu wax ne ñi nekk ci pàcc fi ñu toll ak yéen toll nañ ci ñaari junne ak téeméer ak benn
ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demandé képp koo xamante ne sénégalaise nga ak sénégalais nga wala nga nekk ci réew mi di fi dund na nga respecté bu baax a baax lépp lu leen digal ci wàllu prévention individuelle ak collective. ñu daal di nag wéy ba tey ci mbasuk Covid 19 googule ak bilan bi ñu daal di nemmeeku ci ñi faral nag di faatu tiital na askan wu bari nag ci mim réew ñi ci gën a amee tiitaange mooy ñi nga xam ne nag ñooy mag ñi wala màgget ñi daal di gis ne daan li ëpp ci ñoom daal feebar bi mën na leen daal di nag yóbbu ba tax nag ñuy sàkku ndaw yi mën leen taxawu ci li aju ci feebar boobu bañ leen nag alawtiku jàpp ne responsabilité bi daanaka ci ne dañ cee war a jël say matuwaay bu ko defee feebar bi banañ a law gëstu geeg Aïssatou Gueye Ba la ñuy daal di nag teewlu ci gëstu googu mu demee nag ci limuk ñiy faatu ci wàllu Covid 19 bi rawatina màgget ñi nga xam ne nag bëgg nañu matuwaay yi ñu daal di koy nag jël dañ ci ànd ak gëstuk Aïssatou Gueye Ba. maa ngi ñaan ñëpp gën a vigilant gën a fagaru. nii nag la kii di Michel Ndiaye daal di tàmbalee kàdduwam ci nombre de décès yi nga xamante ne ñu ngi ko enregistré tey jii boo ko xoolee sax xam ne fi mu nekk nii xelam dalul tiit na loolu ndax moom mais daanaka mag la mu teg ci itam ne ndaw ñi rek fu mu nekk nii ñoo leen mën a sàmm. xam ne personne n'est épargné même si fekkee ne ñu gën a âgé ñoo gën a vulnérable mais. Ça peut se faire transmettre par l'intermédiaire des enfants raison pour laquelle ñëpp ñoo war a fagaru xee ko. keneen ku ñu dajeel kookee tamit nekk ab mag moom mi sax daanaka nee na fu mu nekk nii waa këram lépp la ñuy def ngir musal ko ci mbas mi te lenn bokk ci muy ñu daal di rek saafonte ak li ñu naan mesure barrière yi lee. xale yi daal mesures yi ñu exige yëpp yi ñu wax yëpp j'exige ça à ma famille c'est tout waaw. da nga jàpp ne ñoom ñoo la mën a sàmm. ñoo la mën a sàmm. ñun ñu dajal nag te kii di ab ndaw bokk si teg ci rek ne fu mu nekk nii amul kii moo war a takk masque wala kee warul takk masque ñëpp dañoo war a ànd rek jël seen responsabilité te responsabilité yooyu lii bokk ci mooy takk ak masque daal di rek respecter mesure barrière yi nga xamante ne moom la autorité yi digle. barrière yi ñuy wax def barrière. mais dañ ko war a def. yow soo ko gëmul sax mais yow da nga war a def pour ñeneen ñi nga protéger leen protéger sa bopp parce que affaire bi tamit doy na waar lu xew si dëkku yeneen ñaan yàlla moo am fii de suñu naree dem nii ñu daawuñu woon am ay mort semaine daañu toog du ñu am mort léegi ñu toog chaque jour di am ay 4 morts 3 morts non war nañoo tiital de. lim googu nga xam ne nag ñu ngi koy daal di nag joxe ci ñi daal di nag faatu ne ñu daal reflétéwul maanaam joxewul xar kanam li xew dëgg bu ñëw sukkandikoo nag ci docteur Mouhamed Lamine Ly moom mi nekk nag ab spécialiste ci santé publique moom jàpp na ne bàyyeeko bu nit ñi bàyyeekoo ci daal di nag aar seen bopp ci feebar bi la ko waral du lenn lu dul dañoo dem daal ba gëmatuñu xibaar yi nga xam ne moom la autorité yi di joxe waaye mu ngi woo Sénégalais yi ku ci ne daal di sàmmonteeg geste barrière yi Mouhamed Lamine Ly ñu déglu ko xam sa iniman wan su ma jàngat mooy ragal naa ne téeméer yi passé nañ ko bu yàgg parce que dafa am yu bëri ñuy dee ci mbas mi te nit ñi xamuñu sax ne mbas moo leen rey loolu nag li ko indi mooy maanaam chiffres yi gouvernement bi di joxe bés bu ne dafa méngoowul ak réalité sur le terrain maanaam test yi wanewul que feebar baa ngi law ndaxte tey rek téeméer ak lu teg la donc finalement dafa mel ni genre plateau que cas yi yokkul trop loolu nag moo tax ba nit ñi ñoom tamit gisuñu ne danger am na ñoom tamit ils se sentent pas menacés jëluñu motuwaay yi ñu war a jël donc may ñaax daal pour ñu fexe ba gouvernement bi gën a am visibilité ci situation bi pour que tests yi gën a bëri wala au moins ñu def lu ñuy wax échantillonnage pour ñu xam feebar bi fan la toll exactement ci réew mi comme ça nit ñi wax ak nit ñi dëgg comme ça ñu mën a xam situation bi fi mu toll. dénkaane ngay def ci askan wi nga xam ne ñu bëri si ñoom daal sànni nañ masque yeeg lépp lu jëm ci mesure barrière yi. waaw dama bëgg ñu xam ne tamit feebar bi suñu feebar la du feebaru gouvernement du feebaru nguur ñun ñii la feebar bi di dal. donc ñun ñoo war a jël matuwaay pour mu bañ ñoo dal parce que xamoo su la dalee xamoo su dee day metti wala day nekk asymptomatique donc déjà war nga aar sa bopp leneen li surtout nag mooy suñu mbokk yi nga xam ne passé nañ juróom benn fukki at wala juróom fukki at te ñu ci bëri yore yeneen feebar comme ay diabète tension ñooñu tamit dañu nekk
particulièrement fragiles et vulnérables te gis ngeen ne tamit hôpitaux yi seen capacité pour jël en charge nit ñi dafa xaw a limité donc léegi ku ci wàll nag sa nijaay wala sa papa wala sa yaay yow rek yaay perte donc ñu faxeet nag di respecter mesures yi di sol masque yi di sorante di raxasu di def yëpp daal di éviter rassemblement yi loolu yëpp tamit dëgg su amee mun nga def téléphoné wala nga bàyyi ba nit ñu bëri ñi suñu wàññeekoo nga dem nga jaare nit ñi bañ a rek dem dugg ci ay milliers de personnes nga xam ne kon risque yi day gën a yokku. ci la ñuy daal di nag dem ba Matam foofee nga xam ne nag lu aju ci wàllu solub masque yi nga xam ne kenn amul sañ-sañ bañ ko def ci classe yi nekk na mbir moo xam ne nag mu ngay perturber seen i nag jàng ndax élèves yeeg jàngalekat yi yëpp tàmbalee rek ñaxtu ci yooyu ñuy daal di nag fàtte seen i bakken ak seen i gémmiñ ndax gis nañ ne daf leen di tere nooy yi ndax tàngaay bu métti ba fa daal di nag am élèves yi di sàkku léeg-léeg sax ay jamono ñu daal di koy dindi bu ko defee mën nooy yi bu baax mën concentré wu tam ci seeni njàng Matam Abdourahmane Diène. ñett fan tey jii gannaaw bu ñu tëjee l'école yi lu ñu seetlu mooy ni masque bi nga xam ne moom la ñuy takkuloo élèves yi ak enseignants yi mu leen di indil ay jafe-jafe yu metti ci biir classe yi lee monsieur Sonko di professeur allemand ca collège Ourossogui mu ngi ñuy xamal jafe-jafe yu muy jànkonteel saa yu muy jàngal ay élèves am. waaye jàngale ak masque bi dafa métti nag dafa métti torop dafa métti waaye comme ni ma la ko waxoon ci sa question bu njëkk bi mënu ci dara waaw su ma sañoon jàngale bi dañu koy def comme ni ñu ko doon def. bu dee professeur yi ñu ngi am ay jafe-jafe gannaaw bu ñu takkee seeni masque élèves yi ñoom it naka noonu ndaxte Serigne Mbacke mu ngi ñuy xamal ni masque yi dafay métti daal di jàpp ay noppam. masque bi yaakaar naa dañ ko def pour mu nuy protéger mais ni ngi xaw a déranger quoi. ñu ngi déranger tàngaay bi waaw élastique yi noppi waaw ça ne va pas bien quoi. mais ñu gérer ko rek quoi. gars yi nee na apprenons à vivre avec le virus. masque yi nag dañ ko digle ci l'école yi ngir daal di gën a moytandiku mbas mi di coronavirus wante bu nu sukkandikoo ci Fatou Diané Dieye moom mii di élève 3e ca collège Ourossogui moom la jàpp na ni pour mu noyyi da ci am ay jafe-jafe yu tàgg. dafa métti kay franchement. daa am ñu bëri ñoo xamante ne dañoo am problème noyyi ak yëpp te loolu noonu. ay conditions yu métti la ñu teg et tout quoi. daf may sonal franchement. quelques instants rek après mu dindi ko wala mu génn air ak yooyu. ay takkum masque bi mu ngi tombeek jamono ji nga xam ne diwaanu Matam mu ngi tàng jër ba tax na mu ngi indil ay jafe-jafe yu mag enseignants yi ak élèves yi nga xam ne saa su ne dañoo war a takk masque bis bi ñu duggee ci l'école yi de mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. ñu daal di desandi Covid 19 bi ak dawlaax yu réew Mauritanie yi daal di ñaawlu anam bi ñuy séddale aide alimentaire bi di wàllu dund bi ñu leen di jàppale ca vallée ba foofu nga xam ne fukk ak ñaar ci ay junni dawlaaxu ñu nga foofule ne ñu daal séddale gi dañ cey daal di gis wàllu nag xaajale waaye itam jigéen yi nga xam ne moom la ñu gën a rek favoriser di jiital ci yëf yi rax ci dolli ñaar rek ñooy daal di jot ci site bu ne ba tax ñu yëkkati seen i kàddu Aljuma Sissoko di artu moom mooy coordonnateur bu association réfugiés mauritaniens yu Sénégal ñu déglu ko moom Diarra Da Silva. ñun daal dañu toog rek suñu mbokk yi woo ñu ne ñu daal dañuy wax que site bu nekk ñaari nit ñoo fay nekk te site yi mot nañoo au moins plus de 270 sites ñaar rek ñaar nit lañu ci joxe mais loolu dafa ñaaw parce que ñun ñoo gën a soxla nañ ko sax avant corona waxtoon bi corona ñëwee te nit ñi foofu coono bi ñu nekk dafa ëpp liñ doon for si luuma yi pour nekk ay binlaan di raxas bool yi di raxas boolu restaurant yi di raxas xar yi comme yu mel noonu léegi amatuñ ko léegi bu ñu demee ba léegi ñuy wax que ñaar ak ñaar lañuy jox par site dañu bëgg a indi fumisterie ci biir diggante kii yi parce que ku ñu jox nit ñi dañuy xaar yow xanaa dafa am looy def te ñun defuñu ko wala looy wax te ñun waxuñu ko mais dafa ñaaw ñun war nañu nekk ci ñi nga xam ne ñooy premier yi ñu war a joxe parce que suñu situation dafa metti ëpp na wax. waaw léegi nag bu ñu bëggee def nii dañu bëgg a jaay ñu bitim réew te fekk ñun gis ñu dégguñu lii cuuraay rek la comme ni ma waxoon rek dañuy nax te ñoom nag xamuñ ñi ngi nax seen bopp parce que dundu nit surtout nit bu nekk baadoolo bu nekk ci situation bu mel nii
boo ko dimbalul bàyyi ko si jàmm moo gën. mais Aldiouma lan moo tax ñu privilégié jigéen ñi. waaw loolu mooy xam nga le problème des relations avec les organisations internationales et la communauté internationale wax jigéen ñi fekk ñun suñu bopp en tant que organisation on a toujours privilégié les femmes jigéen ñi yàgg nañ leen dimbali mais fi mu ñu nekk nii affaire jigéen affaire góor affaire dund la nit ñi dañu sonn donc waruñu xool loolu dañu war a jox ñëpp comme ni ñu jox ñeneen ñi ségrégation bi baaxul li dafa ñaaw. ñu daal di ko desandi ci jamono tàngoor gi ba tey ak ñi nga xam ne nag ñooy jaaykatu ventilateurs yi gis nañ ne daal mooy article yi ñu gën a exposé ci magasin yi ak grande surface yi ci jamono tàngoor bi le lu mooy jaaykat yi nit di réparateurs yi itam ñoom daanaka jamono ji teg nañ leen lool bët sosetkal yi. ci kanamu grande surface yi ak yenn ci ay quincaillerie yu nekkee ci gox mi ventilateur yu marque yu wuute ak it taxawaay bu wuute ñoom ñooy li gën a fës ñi nga xamante ni mënuñoo am appareil de climatisation ci jamono ji nga xamante ni tàngaay bi daanaka nuyu si na population yi lu bëri si ñoom ñu ngi wutali ventilateur yi bu ñu sukkandikoo ci ajuma di gérant ci benn ci ay quincaillerie mu ngi xamle ni nit ñi ñu ngi ñëw bu baax a baax ci fan yi depuis mois passé ventilo yi mën nañu wax ni dafa dox parce que fu mu toll nii dafa tàng depuis weer bii ñu weesu daanaka boobu ba tey nit ñi ñu ngi laaj ventilo parce que boobu sax fekk na commencé wuñu woon jaay ventilo mais bi nit ñi commencé di ko demander si lañ dem wuti ko quoi. def nga stock bu doy. waaw macha allah def nañ stock bu doy ventilo yu bëri na njëg yi am daal. lu sorewul foofu dara garage bu jibi réparateur foofee ci bunt bi ab ventilateur lañ fa teg ngir mën a fësal bërëb bi waaye boo duggee ci biir moom may mu ngi toog ci diggu ay ventilateur yu bëre yenn yi sax démonté nañ ko ba noppi fi mu ne nii nag nemmeeku na ni dem ak dikk bëri na ci bërëb boobee daanaka mbir yi ñu ngi dox bu baax a baax ci moom. suñu liggéey yëpp période tàngaay la fii moom période tàngaay su ñëwee rek borom ventilo yi ñoo ci dal ñoo ngi ñëw am na ñuy ñëw sax ak di laajte ay occasion ñu jënd pour tàngaay bi xam nga période bi moom koo gis day soxla ventilo instant yi moom ñoo ngi sant bu baax ñoo ngi ñëw den léeg-léeg nga xëy mën nga defar 5-6 sans départ léeg-léeg nga am 3 nga jaay ko mu doon xéewal. lu ci mënti am ajjuma mu ngi ñuy xamal ni ventilateur yu ndaw yi mooy gën a jar rawatina ci jafe-jafe ci wàllum koom-koom gi ñu nemmeeku. booy seetlu njëg yi gën a yomb yooyu ñoo gën a gaaw yi nga xamante ni dafa xaw a seer yooyu moom daanaka njaay mi gaawul nga xam naa fi dëkk bi toll. ñu daal di nag fàttali la xew ca Mali manifestation bi nga xam ne bëggoon nañ ko def samedi tey jile ca Bamako convergence force républicaine waxoon ne daal bëgg nañ ko daal di amal ngir daal di nag tontu ñaari rassemblement yu mag yi nga xam ne mouvement 5 juin daal nañ koy rek def ngir taxaw institution yu dëkk boobule ci mujjantal gi nag dellu nañu gannaaw ci seen projet manifester googu acteurs yi xamle ko ci ab ndaje bi ñu amal ak taskatu xibaar yi dégg ngeen ci xibaaru tubaab gi suñu naataango ba nekk ca Mali di Ibrahima Souri Mayga ñaareelu pàcc xibaar yi revue de presse bi lay doon ñu ànd ceeg Adja Habsa Iliman Wan. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu
mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seen liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen di may seen revue de presse. Habsa Elimane Wane. asalaamaaleykum daleen ak jàmm li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi tey jilee dañu koy door ak waa Sud Quotidien ñuy waxtaane lépp lu jëm ci wàllu loi bi nga xam ne moom lañ fi teg ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu mbuus wala ay jumtukaay yoo xam ne plastique lañ ko defaree lii daal ay jafe-jafe la gën a jur bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication ñaari weer ginnaaw gi ñu jëmmalee bile loi ñu duppeeku loi 2020 numéro 4 bu juróom-ñetti fan ci weeru janvier ci atum 2020 mu jëm ci fexe daal ba gën a aar alam bi jëmale ci wàllu plastique yi nag lenn daal la ñu nemmeeku mbuus yi nga xam ne dañ koy tere ak pot yeeg yi ni xeetoo daal ñu ngi koy jëfandikoo ba tey donte am na ay daan yoo xam ne teg nañu ko ci képp koo xam ne dafa jalgati teg ci it kilifa yi dogu ni loolu daal danañu ko xeex jële ko fii suñu naataangoo yi fare ci avenue Bourguiba di ñu xamal ne ñu ngi nekk ci diggante dëgër bopp ak it xaar ñu jox leen leneen luy wuutu boobule plastique commerçant yi ci beneen wàll ba ñoom nee nañu bañuñu ko naam wante li ñu bëggoon daal mooy ñu fexe ba jox leen yeneen jumtukaay moo tax daal waa Sud Quotidien ne commerçant yi pareeguñu ngir tàqalikook plastique bi bu ñu jógee ci wàllu plastique bi nga xam ne dafa indi jafe-jafe askan wi ak waa Sud Quotidien ñu jàll ci Le Soleil wax ci beneen jafe-jafe boo xam ne moo sonnal askan wi mu jëm ci wàllu ndox mi ak nañu cay jotee Le Soleil di ñu xamal ne nguur gi def na ci ay jéego yu bëree bëri ngir tàggalikook loolu le quartier yu bëri ci Ndakaaru nag askan wu fay dund moom ci ay jafe-jafe la ñu ne ñenn ñi dañuy toog ci wetu robinet yi di xaar mu ubbi ña ca des dem di xëccoo ci camion citerne ya ña ca des nag ñoom jafandu ci teen yi ak pompe yi Le Soleil di ñu xamal ne KMS 3 ak usine de dessalement bi nekkee ca Mamel mooy daal jumtukaay yi nga xam ne ci la nguur gi nar a sukkandiku ngir fexe ba ndox moom kenn dootul am jafe-jafe ngir jot ci Ndakaaru Thiès ak Mbuur ci Sénégal wërngal këpp nag moom mbas mi ngi ciy law bu baax a baax teg ci nag di faat ay bakkan bu ñu sukkandikoo ci Libération ñaari junni doomi aadama wóor na ne amee nañu doomu jàngoro bi ñaari junni ak juróom-benn fukk ak ñaari malade ñaar fukk ak juróom-ñaari nekk ci Sowétas loolu daal la ñu nemmeeku démb ci ajjuma ji it xamal nañu ne téeméer ak ñaar fukk ak benn malade yu yees ñoo amee Covid-19 boobule ñeenti doomu aadama yu yees it ñàkk nañ ci seen bakkan loolu yóbbu bilan bi ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett mbir yi raglu lool bu ñu sukkandikoo ci waa Vox Populi ne Sénégal jege na lool téeméeri doomi aadama yi nar a ñàkk seen bakkan ci mbas mi leneen loo xam ne it jaaxal na loolu waa Vox Populi jëm ci wàllu cas grave yi ñuy wax ci àjjuma ji seetlu nañu ni li ñu duppee cas importé dafa bëri lool ndax xayma nañu ko ci fukk ak juróom Vox Populi di fàttali ni Dakar nag moo jël raw gàddu gi ak ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk yi nga xam ne moom la amee ki ci topp nag mooy région bu Njaaréem ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti malade jëmale ci mbas mi moo tax it daal 24 heures di xamle jaaxle daal la ñëpp def ci Sénégal service de réanimation yi moom fees dell la def loolu nag jaaxal bu baax a baax kilifa yi moo tax député yi daal ñu ngi soññ gouvernement bi ñu fexe ba bépp jumtukaay boo xam ne ñi ngonk wàllu wér-gu-yaram bi dañ ko soxla ngir xeex mbas mi ñu jox leen ko ki nga xam ne médecin microbiologiste la di professeur Lamine Dia mi ngi dénk waa Soleil di leen xamal ne li gën daal mooy ñu fexe ba gën a yaatal wàllu test yi 24 heures di ñu xamal ne médecin doctorant yi moom dañoo beddi centre de traitement yi jàmm bi doxoon ci diggante ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak médecin yi daal amatu fa li xew ca dalal jàmm ak jam ñaajo soxal na it waa laas di ñu xamal ne médecin ya fa newoon dañ fa bàyyi maladie dem seen yoon li ko waral mooy amuñu salaire kenn waxagu leen lu leer ci seen i mbir teg ci it jotuñu ci seen i attestation ginnaaw yooyu le médecin nag am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yëglu mooy section SAMES ci CMU ñoom daal li leen métti mooy doxalinu directeur généralu agence boobule docteur
Lamine Diouf jiite boobule section SAMES nag mi ngi xamle ne ak lu mën a am ëllëg nañu xam ne directeur général ba lu njiig njaaga moom mooy njaak wàllu wér-gu-yaram daal fi mu toll nii jax na lool ci sunu réew te Diouf Sarr daal ay jafe-jafe ñoo ko wër bu ñu sukkandikoo ci Direct News la situation nag baaxul dara ci ñi nga xam ne dañoo amee mbas mi li leen gën a jaaxal nag mooy Diouf Sarr bépp liggéey bi mu def du ko matal Marie Khemesse Ngom Ndiaye di directrice générale bu santé moom ci biir 24 heures mi ngi xamle ne médecin yooyu le dinañ jot koppar bi ñu leen yoreel tribune moom di dellu si ci beru bi nga xam ne moom le président Macky Sall nekkee ci jamono ji mu ñuy waxtaanee ci naka lay yendoo ak it lépp loo xam ne da koy jëfandikoo ci wàllu ñam rawatina tàggatu jëm ci wàllu yaramam président de la république moo jëloon dogal ne day beru ci diirub fukki fan ak ñeent loolu yëpp ginnaaw gi nga xam ne daal dafa am kenn ci jegenaaleem bu amee doomu jàngoro bi lii yóbbee lii quotidien dellu si niilal bi ñu niilal poste premier ministre ne Macky Sall bu moyul daal njuumteem boobule dina ko rëccu beru bi nga xam ne moom la njiitu réew mi beru fan yi la nag jëmale ci wàllu mbas mi le moo taxaat ba nit ñi ne poste premier ministre si boppam la ñu war a delloo si mim réew ginnaaw Serigne Pape Malick Sy nekkoon ki yori kàddu xalif général kullu tijaan sunu réew ñàkkaan na keneen muy xalif général bu Thiénaba Seck bi wuy ji suñu borom ci àjjuma ji borom alxuraan ci boppam la ñu ñàkk bu ñu sukkandikoo ci les échos dara ump ko woon ci wàllu alxuraan bi teg ci it xam-xamam nayu ca woon Thiénaba fi mu toll nii daal moo ñàkk Baye Cheikh bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi mi ngi génn àdduna ci àjjuma ji ginnaaw gi mu amee juróom-ñeent fukki at ak juróom ni muy wuy gi suñu borom mi ngi ko fekk ci oto doomam bu ñu sukkandikoo ci laas Vox Populi di ñu xamal ne Serigne Abdourahmane Seck moo ko wuutu ci jal bi ki wuutu Serigne Pape Malick Sy ci yore kàddu xalif général kullu tijaan nag mooy Serigne Mansour Sy Djamil critique dina lii daal gulleet la ca Tiwaawan ndax koo xam ne day yëngu ci langue politique bi moo nar a yore kàddu Tiwaawan ki nga xam ne moo jiite bés du ñàkk di Serigne Mansour Sy Djamil def na yeneen jéego ci tijaaniya ci faat bakkan Binta Camara Pape Alioune Fall li koy yoot day na waar ndax bu moyul dana tëdd jiiru dundam bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi ci biir les échos nag Pape Alioune Fall deltu gannaaw ci ay kàddu yi nga xam ne moom la njëkkoon a yëkkati nee na sàqu amu fa wante dafa doon buuxanteeg ndem si yàlla Binta Camara maître Ciré Clédor Ly di avocat moom di xamle ne moom li ko jaaxal daal mooy lu ci bëri amul Stades Le Quotidien du sport di ñu waxtaani wàllu Koulibaly bi nga xam ne ci diirub juróomi at dana dem fële ca City nar faa am nag juróom fukki milliards ak ñeent ñu jeexale kook sunu lomb bi ñuy xamal ne Sa Thiès ci bëre bi mu war a bëre kii di Reug Reug nag xeeb na lool ñeent fukki millions yi nga xam ne moom lañ ko ca bëgg a jox doomu Double Less bi nee na fi lay joxuñu ko juróom benn fukki millions du sëgg bëre benn yoon ak Reug Reug ak lu mun a am sunu naataango yi di ñu xamal ne fi mu toll nii daal ay promoteurs yu bëree nga xëccoo ngir fexe ba tëgg boobule combat lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy. loo ci soxla rek ñu defal la ko. ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu
amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex. établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seen liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa. établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen doon may seen revue de presse. mbokk yi fi la ñëw ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi rédaction bi dina dellu siwaat xibaaru tàkkusaan si juróomi waxtu ak juróom benn waxtu ñaari waxtu xibaar yi ci tënk jaajëfal bu baax Absa Elimane Wane ci revue de presse bi jaajëfal itam Alioune Badara Socé moom la ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mbokki xarit yi ñuy déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm.